Nato nel 1921, Andam, Daru Alimul Khabir, a 5 km da Touba, è Sheikh Muhammadu Murtada Mbacké, l'ultimogenito di Sheikh Ahmadou Bamba. وهو الرحيم تسامي وهو يغنيني بغنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون. Dopo aver iniziato da molto giovane gli studi coranici, Serigne Murtada Mbacké è cresciuto sotto un modello di fede che presagiva un destino degno di un grande figlio di Serigne Touba. Il fratello maggiore, Serigne Muhammadu Mustafa Mbacké, lo ha cresciuto e ha salvaguardato con attenzione alla sua educazione e alla sua formazione religiosa. Già all'età di 12 anni, il più giovane dei figli di Sheikh Ahmadou Bamba ha dimostrato un impegno insolito nella sua generazione per quanto riguarda il culto religioso e la ricerca della conoscenza. Egli ha investito molto presto nel settore socio-economico. Iniziò presto con la costruzione di scuole e moschee. Concretizzando questa volontà del profeta, Serigne Murtada sceglie di creare scuole moderne con corsi di formazione modificando le tradizionali dara. Difatti, nel 1958 costruì Andam la prima scuola, che sarebbe poi diventata il grande istituto Al-Azhar. Grazie al suo splendido impegno, solo mezzo secolo dopo si arrivò alla numerazione di 80 istituti distribuiti in tutto il territorio senegalese. Il suo amore per l'istruzione e la formazione trova la sua spiegazione nell'interesse che il suo illustre padre ha conferito all'acquisizione della conoscenza. Le scuole aperte da Serigne Murtada rilasciano diplomi che vanno dal certificato di studi alla laurea, diventando pienamente modernizzate per tutti i giovani. Sul fronte economico, Serigne Murtada ha creato Al-Azhar Trasporti. Fu lui a mettere i primi autobus nei distretti popolari in diverse città del paese per trasportare comodamente le persone e le merci. Egli era attivo anche nell'agricoltura, orticoltura e allevamento senegalese. Tutti questi investimenti servono solo per l'autonomia finanziaria dei credenti, in modo da poter praticare liberamente la loro religione. رضيت عنكم رضا أن لا يفارقوني لي ردتم أهل زقوم وزيجيني نفيت عني يمن غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عني فرادي ومسني أدبر وهم سم وبكم وهم ينك السياتين منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفي مدرها ضري وتنصروني بهم عليهم وفوق الذل تحتيني. Si è distinto con la sua presenza nella diaspora per diffondere l'Islam e il muridismo in particolare. Fuori, la sua missione era di aprire centri islamici affinché la diaspora senegalese potesse far imparare ai propri figli la loro religione, ovvero l'Islam.
È così che sono nate le case di Serigne Touba. La prima casa culturale e religiosa fu aperta in Francia nel 1996, poi in Italia l'anno successivo. Nessuna parte del globo potrebbe resistere alla bellezza del messaggio di pace del fondatore del muridismo. Da Casablanca a Johannesburg, da Oslo a Las Palmas, da Tokyo a Pechino e da New York a Montréal. I giorni dedicati al servitore del profeta, pace sia con lui, sono sempre in aumento e sono stati organizzati dai suoi discepoli nel paese ospitante, e questo in perfetta comunione con le autorità e popolazioni locali. Nel 1987 Sheikh Mohammed Murtada ha calpestato per la prima volta sul suolo americano e fu stato celebrato il primo Bamba Day nel 1998. Da allora si è diffuso in tutte le altre città degli Stati Uniti fino a raggiungere l'Europa. L'8 giugno che ha celebrato la sua prima volta nel 1999. L'avvento della giornata dell'8 giugno è non soltanto simbolico per la umma islamica, ma presenta tanto degli aspetti educativi quanto sociali. Questa azione di Serigne Murtada, Mbacké Ibn Khadim Rasul, ci ha attribuito tanti privilegi. Attualmente la diffusione delle case dell'Islam, o Serigne Touba, ha facilitato alla comunità islamica di ospitare degli incontri, delle assemblee, senza nessun timore e difficoltà in terra europea. L'insegnamento coranico, che fu la principale esigenza dei musulmani, malgrado alcuni ostacoli, segue il suo percorso. Ogni anno questa importante giornata dell'8 giugno è diventata uno degli eventi islamici più prestigiosi in Italia. Un messaggio dall'ambasciatore dell'Islam ai suoi discepoli. sëriñ baa ngi leen nuyu lu bari. di leen gërëm ci seen pasteefu lislaam. pasteefu topp sëriñ bi nga xam ne mooy topp lislaam. ak pasteefu topp sëriñ bi nga xam ne mooy topp lislaam. ñu fas yéene rek di topp sart yi. ñu fas yéene rek di topp sart yi. li yàlla ak yonent bi digle ci lislaam. li yàlla ak yonent bi digle ci lislaam. tey wattandiku tere yi. ñu ngi leen di gërëm bu baax. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. min habli abdika za an la yuhasaba fi yawmil mawasini wajil walidati wa walidi karaman wa anni yajzi ma khairan bitamsi. Adesso vi lasciamo con un ultimo saluto toccante dell'ambasciatore dell'Islam, avvenuto a Touba Pontevico nel 2004. Mbacké yàlla na fi yàgg te wér kooku mooy sey bi sey ci lislaam kii liggéeyal lislaam kii moo xam ne alalem lépp al asar la ko def kii nag moo tax école yi ak boulangerie yi ak oto yi te dara jëm lépp mu jëmale ko sunu borom kii nag mooy Cheikh Mourtala Mbacké ibnu Khadim Rasoul sëriñ baa ngi noonu nag fukkee ci oto bi di waxtaan ak taalibe yi di tàggatoonte ak ñoom ñan ko dawe caméra yi ba léegi mënaguñu ko bàyyi ndax néegu ñoo tàggoog moom ñan ko topp rek ba néegu ñoo tàggoog moom foofu nag la oto bi déparé mu jëm ci aéroport ba war a tàggatoog ñoom dir si waat Sénégal loolu waral bis bi triste na lool keroog rango ñu bari génn na gaa ñi xaacoo nañu nag bi ñu jëkkee ba séenatuñu oto bi kenn ku ne da ngaa wëlbati ko nag dal fi suuf xam ni daal kii daal mooy ki leen dimbali kii mooy ki leen wan boppam kii leen wan yàlla kii moo leen wan lislaam kii mooy liggéey ñu ngi noonu nag kenn néewatu sama ron noppil gaa ñëpp nga xaaju ku ne nga daanu ku ne jooy nga ku ne fekk na sa bopp ci béréb بما من من زمين
venuto a mancare il 7 agosto 2004, a poco meno di 83 anni. Dopo la scomparsa del nostro illustre ambasciatore, prese le redini del suo splendido lavoro il figlio Serigne Mammor Mbacké. Preghiamo che Dio accetti le sue illustri opere e che la pace sia con lui. بكوني خديم المصطفى تتبين نفعلي وإخائي وفوزي بلانا بكوني خديم المصطفى تتبين إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالكي مدرا nooy géwéli sëñ Bamba sëñ bi rek jërëjëf sëñ Saliou yàlla yàlla guddal fan te wéral baat bi sëñ Mor maa ngi lay ziare waaw loolu mënu woon ñàkk saxaar bu jubee gaar korne sëñ bi rek noo ngi ziare baax sëriñ Amsatou Diakhaté Asadou Cheikh Abdoul Ahad ak si na léegi ànd nag ak Cheikh Ahmadou Bamba moom sëriñ Amsa moom Cheikh Abdoulaye Lahat jàmbari l'islam noo ngi leen di sant di leen gërëm ñu joxeegul mën nañoo joxe Ablaye Diallo gars yi danañ jaar ci biir mbooloo mi kon xam naa rek mbokk yi documentaire bii ñu doon seetaan léegi ñi ko préparé mooy tout tànk yi mi dai po di volume per cortesia perché la voce mi serve poi jërëjëf mbokk yi document yi ñu doon seetaan léegi documentaire bi gone yii nga xam ne ci réew mi la ñu juddoo wala ñu màggee fi ñoo ko doon réalisé kon loolu dal na xel ne yàlla na yéex mag ñi danañ fi jóge nag yàlla na yéex xale yi danañ dal xel ni danañ mën a àggale liggéey bi kon ñu déglu ci soxna Maguette Diop mu commenté leen vidéo bi nga xam ne projection bi nga xam ne xale yi ñoo ko doon def yàlla na yàlla fayal Cheikh Mouhamadoul Moutada te dolli koy leer te bàyyi nu Serigne Mamor ay ati at yu bari ñu ànd ak moom liggéey ba Cheikhul Khadim kon ñun ñëpp ñu bokk déglu soxna Maguette Diop ci commentaire wu vidéo bi. wahiya asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag ñoo ngi sàkku ci yéen ak teewlu bu baax tey nag dañoo ñëw ngir waxtaan ak yéen soññante timit ak yéen ci suñu biir rawatina ci ñun ndaw ñi ci bonk yu am solo muy ak njub akuk maanu. njub akuk maanu nag suñu borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko sant ndax mi ngi wax ci alxuraan naan inna allaha yaamurukum bil hadli man yàlla suñu borom maa leen digal ak maandu. ak maandu nag munta am lu dul nit ki dafa am ak njub am njub nag dafa yaatu lool waaye jullit bi rawatina am murit war naa farlu bu baax ci li koy may ak njub ci digganteem ak jullit yépp ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ma ngi wax ci benn hadisam naan al muslimu man salima al muslimuuna bi lisaanihi wa yadihi jullit dëgg mooy jullit bi nga xam ne jullit yépp mucc nañ ci ayu làmmiñam ak bu loxoom. moo tax murit bu nekk war naa fexe ba tënku ci li ko sëriñ Touba digal ndax boo demee ci tasawudu subaan sëriñ bi ma ngi fay wax naan fala tuhaadu man raaytuhum faaw yahriju laa ilaha illa allah bu leen di noonu képp koo xam ne gémmiñam mu ngi cee génnee baatu laa ilaha illa allah. kon da ngay gis ne murit bi saa su defee li ko sëriñ Touba digal waaye bu leen di fàtte ni li sëriñ bi digle mooy li yàlla digle ndax sëriñ bi ci ndigalu yàlla rek la daan dox ak sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. kon da ngay gis ne nit ki day yor xol bu laab bu sell bëgg jullit yëpp ngir yàlla rek a tax yéene tamit ñëpp jàmm waaye tamit day rafetal jëme ci ñëpp. jikko yi nag bokk na ci jikko yi nga xam ne am murit war na koo jikkowoo suñu jamono ji nag ngeen jéggal mu baax ci kàddu yi waaye murit dëgg moo fi jafe comme ni ko Serigne Bay Jaxate di waxee mi ngi wax naan murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laa te doo am murit murit dëgg la ko war tuubug mayam sant ak mayam rafet njortu sax ci njub lu dul lii warul murit te kenn du ko gis muy dugg mukk ci génn kër di waxtaan a kay caaxaan a kay saf ko dul murit kon war nañoo gën a farlu bu baax si ak njub ak maandu tey def lu baax wante tamit ñuy moytandiku safaan ba ndax Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ci Masaalikul Jinaan naan isal muridu laa yuridu abada xayra ridar rahmaani haysu xasada murit dëgg du bëgg lu dul ngërëmu suñ boroom subhanahu wa taala wante tamit ni ñuy bëgg lu baax sopp ku baax bàyyi lu bon
tey sori tamit lu bon ragal yàlla jëfee lim bëgg bàyyi tamit li muy tere tey maytandiku warante werante ak lorante te ni ñuy nëbbalante ayib bi tey suturaalante ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ma ngi wax ci benn hadisam naan man satarahul muslimu satarahul laahu yawmal xiyaama képp koo xam ne suturaal nga jullit rek yàlla dina la suturaal ci bisub taxawaay bi. jamono ji nag yëngu na lool waaye borom Tuubaa jàngal nañu ne lu jamono yëngu-yëngu nañuy saxoo yi muñ ragal yàlla ragal ku ragalut yàlla tey saxoo noppi ci wax joo xam ne amul njariñ ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi waxaat ci benn hadisam ne man sakata najaa képp koo xam ne noppi nga rek di nga mucc surtout suñu mujjug jamono ji ñu nekk. mu dellu waxaat na ne man kaana yuminu billahi wa yawmal axir fal yaqul xayran aw liyasmut képp koo xam ne gëm nga yàlla te nga gis bis penc na ngay wax aw yiw wala nga noppi te sëñ bi mi ngi wax ci nax ju naan la kaana al kalaamu fiddatan la kaana sukkuta sahba bu fekkee wax de xaalis la kon noppi wurus lay doon. kon nit ki war naa fexe ba lépp luy génn ci làmmiñam mu nekk lu rafet lu baax lu yiw wala mu noppi nañuy maytandiku tamit jëwante xasante ñaanante waaye tamit nañuy rafetal jëmale ci suñuy waajur ñaari waajur ndax suñu borom moo ñu njëkk a digal ci ñu rafetal jëmale ci ñoom ndax moo ne wa zayyana linsaana bi waalidayhi ihsaanan waaye tamit nañu ko boole ki teggin ndax borom Tuubaa nee na mbir lu mu sori sori boo ko yootoo ki teggin yu rafet di nga ci am di nga ko jot maanaam mbir nag lu mu jege jege boo ko yootoo ki ñaawi teggin ñu sori la ko xañ la ko te too ko gis ba faaw kon war nañoo fonk suñuy waajur bu baax topp seeni ndigal bàyyi seeni tere ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo wax ci benn xadis ne riddallaahi fi riddal walidayn wa suxtallaahi fi suxtal walidayn ngërëmu ñaari waajur de mi ngi ànd ci yàlla gërëm la say ñaari waajur gërëm la kon nañu leen di dimbale ci suñu kàttan ëmbal leen yërmaane gu yaatu ndax ñooy suñuy kilifa comme ni koy Mbay Jaxate di waxee naan am kilifaay li am solo boo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max kon nañu ànd ak ñoom ci bëgg la leen lu baax bëgg la leen sëñ bi te nangu koo liggéeyal ndax moo ñuy def ay magi ëllëg te moo ñuy teg tamit ci yoonu siraatal mustaxim bu ñu seetloo nag bari na ay xew-xew yu bari yuy faral di am jamono ji lu ci mel ne faatante bi ci suñu biir maanaam rayante bi ñaawteef yu bari yi ak sante bi ak kañaanante bi ak tooñante bi te kuy tooñ du mucc ndax sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ne ku dul tooñ du fayu ak tooñ yaa ngi ci sànge su amul bunt soo commencé fayu nag sàqi nga bunt ba te sabab gi li ci ëpp li koy waral mooy ñàkk a joxasoo gi ci suñu biir lu ci mel ne dem ci daayira yi ak ci ndaje diine yi ak yu mel noonu kon nañuy bàyyi xel ni àdduna wéy na ba noppi te àllaaxira mi ngi nii àdduna mii ñuy topp nag duñu ko mas a jot te àllaaxira mi ngi ñuy topp te lu mu yàgg dinañu jot te diggante boobu lu dul jaamu yàlla rek xëju fa kon loo ci def lu dul jaamu yàlla defoo li la war de ndax sunu borom moo ni man yàlla binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kon nañu farlu ci jaamu yàlla te topp ndigali tey bàyyi tere ñoo ngi jégalu bu baax nag ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci suñu kanami kilifa yi di wax ne xëy na waruñu woon sax waaye ginnaaw ndigal la ndigal rek lañ mën di doxee kon di wax de xanaa lépp loo xam ne rek maanaam dëng na ci suñu jëmm ju xeebu ji la lu ci jub nag ci suñu borom la waxulil haqq min rabbikum faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu